mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. jërëjëf Ablaye Souleymane lu xonq li ñu koy ziar Souleymane Niang naka noonu yéen ñu ànd ñëpp ak RFM rajo Futur Média. Paatug ndongali di Abibou Camara ci xibaar néew bi dinañ ko indi ndakaaru ngir ak autopsie ñu fàttali ne njaboot gi ñoom dañoo jàpp ne ay duma tukkee ci sëriñam moo ko jural lu ni mel sëriñ bi ci njëlbeen tey jii waxoon ne day def ab déclaration mujj na ko dàq ba beneen diwaanu Thiès moom principal CM Ousmane Ngom moo daal di réer mbokk yàq ay naata Ngom élèves yi daara ja jamono yi xamun ci lu mu ne ak fu mu ne dugal na nag ca ñoom daara ji di CM Ousmane Ngom ca Thiès tiis ak njaaxle président Macky Sall di jeexal tey ñaareelu fanu ngan ca Mauritanie dina bokk ci la muy waxtaan ak naatu Ngom Mohamed Ould Ghazouani ngeen baal ma wàllug lii di napp mi pétrole ak gaz ak yeneen plan bu bees ngir wàllum tabax ak cancin di plan directeur urbanisme bu Ndakaaru Sénégal laaj bi di ndax am na jumtukaay ngir am ca ndam gëstug Mouhamed Alimou Ba bitim réew Adja Binte Diallo maa ngi lay ziar voilà Ablaye te ubbi micro bi Ablaye dafay nelaw maa ngi lay ziar bu baax Alaaji Assane Niger ñaar fukki nit ñoo faatu tey jii buuxante moo ko indi ci ay dawlàqu yu ñu doon jox ndimbal bu ñu moywul itam blocage dina amati ca Tunisie président ba dafa nam tas assemblée nationale ba ndax ENARDA di parti bi ëppale toogu ca assemblée ba nee na du valider gouvernement bu bees bi nga xam ne ña nga ko fay waajal fekk ca Mauritanie américain yi ñi ngi fay ay soldats yu Afrique ak yu tëgal ngir nag mën a jàkkaarloog terrorisme bi. jërëjëf Adja ba ci kanam ngir yaatal gi sport gi ak Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu bu baax Malal. maa ngi laa fay laaj Assane bu baax bismillah. danañu waxtaanee Louga basket club ñuy namm seen i ngànnaay la ñu bëgg mooy defanteeg championnat bi ci góor ñi ba daal di kon jël raw gàddu gi dinañ leen déglu ci biir ëttu xabaar yi football biti réew tey la ca gën a fees mooy ndorteelu Ligue des champions ca Europe daanu ko sumb ñaari jongante la ñu naan ma kon tëgg bokk na ca Atlético Madrid ak waa équipe bu Liverpool ñii itam di waa Dortmund ñoom daanoonu jaaroo taal ñooñee di waa Paris Saint-Germain. jërëjëf Malal yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM jëflante bi Mauritanie ak Sénégal ak tolluwaay ak boobeeb jëflante sabab bi di ngan gi fa président Sall amal jamono yi ci njeextalu xibaar yi lay doon ci technique bi Abdoulaye Diop. ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru ci gox bi di Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi ak wàllu yoon ak activiste bi di Ardo Gningue moom bananu ko tey ci suba Ardo Gningue ñu fàttali ne moom moo jiite kuréel gi di Sénégal va mal bokk it ci kuréel ak ñoo lànk jiite bànqaas ba ca fare Tiwaawoon li waraloon nag tey gi boobaak léegi di dafa amoon nag mbind moom def ci réseaux sociaux yi doon woote ak dajaloo ca palais de la République ngir ak jàppale ngir libération Guy Marius Sagna leneen ci xibaar ñeel wàlluk li nga xamante ni mooy paatuk ab ndongo Abibou Camara njaboot gi njort ne ay duma tukkee ci sëriñam ak jural lorange gi ñu fàttali ne ci wàllu woowu autopsie bi ñu ngi koy def si tey Ndakaaru waral yebal si néew gi file ca quartier Coxna la xewee ca Louga sëñ bi ñeel ndongo li sax ci njëlbeen daal di woon na yëgle déclaration bu mu waroon def waaye ci xibaar yu mujj daal dina ko daal di ba beneen nekkinu ñii di taalibe yi nag Sénégal ak ñenn ci ñoom di faatu ci daara yenn yi responsable yi UNICEF Ndakaaru rafetlu wuñu ko bu nu sañoon ñu ne état Sénégal adopté jël ak yoonal jëm ci wàllu statut daara yi ak sëriñ si dañu ci ànd ak chef bureau zone sud bu UNICEF Sénégal Yves Kassoka ak Hadj Ndiogou Diène. dañ koy ñaawlu bu baax a baax te duñu bàyyi di ko ñaawlu naam xale yi nekk ci daara yi am nañu sañ-sañ nekk ci melokaan yoo xam ne dañuy aar seen wér-gu-yaram aussi seen sécurité parce que yaakaar nañu ne waajur yi am nañu sañ-sañ ne seen doom ci daara la ñu war a nekk aussi état bi war na fexe ba di muy doxalee école formelle mu jël ay jumtuwaay yoo xam ne daara yi aussi nañ nekk ci condition de norme yoo xam ne dañ tax xale yi seen ak ak yelleef ko respecté parce que am na ay charte ak ay convention yu état bi xaat yi am na aussi loi portant statut des daara defe naa toll na jamono boo xam ne il faut ñu adopté ko promulgué ko ci état bi doxal ko état moom responsabilité encadré bépp kuréel bépp cadre boo xam ne xale yaa ngi koy yëngu donc defe naa responsabilité boobu du ñu bàyyi di ko woote parce que déjà dans constitution bi état bi mu ngi reconnaître convention yooyu di reconnaître ak ak yelleefu doomu adama xale yi aussi ay être humain la ñu leen dugalee foofu c'est pour ñu jàng alquran ñu mën a doon ay mag yu responsable mais bu dee am na ay maltraitants taxaw très rapidement parce que c'est plus urgent yaa ngi koy wax sànq ni ñu ngi bëri kaa yaa ngi bëri defe naa c'est des suites c'est des interpellations que mënuñu continuer di wéy ci noonu donc responsabilité yi c'est partage. ñu fàttali ci wàll woowu ba tey ñeel ndongo daara yi Sénégal kuréel gi nga xamante ni moo ëmb ndeyi daara yi ak yeneen acteurs yu yëngu ci wàllu woowee ñaar fukki fan ci weeru février bi le 20
dinañ amal mobilisation boo xamante ne dañ cee am yéene ànd ak askan wi yëpp muy mobilisation populaire ci kaw bëccëg gën a jagleel taalibe yi ci àddina même ndaje ñu ngi koy amal ci place de la nation di Obélisque ci Colobane lañ ci jublu rek mooy fexe ba lu jëm ci wàllu yalwaan gi deñ ci ndongo yi ci mel ni diggalu Gueule Tapée Colobane. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. président Macky Sall di jeexal nganuk ñaari fan tey ci talaata ji ca Mauritanie dina bokk ci ay yëngu ak li nga xamante ne mooy programme am tey moom président Sall am ndajeek doomu Sénégal yi fare foofee ca Mauritanie waxtaani diggam ak naatangoom bu Mauritanie Mohamed Ould Ghazouani ci wàllu napp mi gaz pétrole ak yeneen leeral li Mohamed Diop. tey président Macky Sall ak naatangoom di Mohamed Ould Ghazouani dañoo nar a amal benn réunion de travail. nar cee càmbar rek nag dossier yi nga xam ne moom la ñaari réew yi séq te mu nar cee bokk nag gaz bi nga xam ne moom feeñ diggante ñaari dëkk yi Sénégal ak Mauritanie sax xaatiman nañ ay accord ngir man ko séddoo mu des rek kon yenn yu ndawaan yi nga xam ne moom lañ ci nar a mottali ngir man rek dëgg-dëgg génne gaz bi fii ak atum 2021 ñaari président yi war nañu wax tam ci li nga xam ne moo ñeel napp gi ndax boo xoolee nag fi mu ne nii ñu toll rek am na ñeenti nappikat yi Sénégal yoo xam ne Guet Ndar lañ bawoon ñu ngi leen téye fii ci Mauritanie ndax ne dañoo duggoon ci géej gi ci anam yoo xam ne jaarul ci yoon ñuy fàttali ne ngan gi daay mook nag ne ñaari réew yi ñu ngi dalal ak l'armée américaine bi war a amay tàggatu ci wàllu l'armée yi te lu toll ci fanweeri réew rawatina réewu Afrique nag daal di ciy bokk bu ñu fàtte tam ne Mauritanie mu ngi ci waajtaay ngir jaay nag li ëpp ci courant jaay ko Sénégal mu des rek kon ñuy xaar bataaxal bu mujj bi nga xam ne nag ñaari président yi war nañ ko xaatim balaa Macky Sall di bawoo fi nag di ñibbi Mouhamed Diop Nouakchott RFM. jërëjëf Mohamed mooy sax sabab waxtaan wi ngan googu président Macky Sall di amal ca Mauritanie ci kanam tuuti gis-gis ak RFM di waxtaanee jëflante bi diggante Gànnaar ak Sénégal ak tolluwaay leeg colog boobeeb jëflante ci njeextalu xibaar yi lay doon. ak RFM kumpa jeex na. diwaanu Thiès kilifa gi nga xamante ni moo jiite daara ji di CEM Ousmane Ngom principal ba lanu amul li xibaar ci moom ab diira ngile xamuñu fu mu ne ak ci lu mu ne dugal na fa nag tiis ak njaaxle ca daara ja enquête it ubbiku ngir daal di ca leerlu Cheikh Anta Diop ci Thiès. daanaka njàq rek tiis ñeel élèves yi nekk fii ci CEM Ousmane Ngom tey ji ci suba de daanaka ñoom ñëpp sëmbax loo taxaw ci cour bi ku ci nekk di xool sa moroom ñu di ko waxtaanee nee nañ xibaar bi ci xarale yu yees yi la ñu ko gisee professeurs yi sax ñoom it jàngale wuñu ku ci nekk di def commentaire ci li nga xamante ne moom moo xew moom mooy Sadio Ko Mbodj mi nga xamante ne moom mooy seen principal bi ñu ne dafa jekki-jekki dem. Oui, c'est une disparition mystérieuse. C'est mystérieux. On ne sait pas. su fekkee daa nekk ay loxo nañ ko bàyyi bu ñëw. waaye nag ki nga xamante ne ku ko jege woon la di Matar Gueye nee na lii de lu ko ëlëm la waaye am na sax loo xamante ne joxe na ko ci xibaar ne nag kii dem de mus na koo wax lu nu mel. bi ñu yëgee nouvelle bi ñun metti nañu bett nañu aussi parce que xamuñu wax démb ci dimanche ci altine bi am na ñu ma woo di ma laaj ana principal passe ma ko mais man leen nekkul ci bureau ci laa gëstu nag daal di xam ni il est porté disparu feebaru xel gi yaakaaruma ko en tout cas benn yoon daal nee na ma bi yaayam gaañoo ba léegi daf ko marqué parce que yaayam daf ko jege woon bon benn jour daal nee na ma man doyen man damay jékki-jékki rek am tour de mémoire dama am li may fàtte loolu daal mos na ma ko wax waaw. jamono yi nag procureur bi dem na fële ca këram ca quartier Somme ba jamono yi nag ubbi nañ ci enquête xool nag mbir mi li ko waral. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh leneen ci xibaar ñeel wàllu tabax ak dëkkuwaay suñ koom di salon international ci fànn woowe muy lépp luy tabax ay finition kay matériaux ubbiku na tey ci ndakaaru boobu salon dina wéy ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février wi nu ne sabab bi nag ngir RFM waxtaane wàllu tabax ak rawatina finition nga xamante ni mooy daanaka lépp ci bâtiment finition ak la mu laaj lépp reportage ba ci Tëngéej ak Abdou Diouf Diagne. booy tabax pàcc gu mujj ga ñu naan ko finition lu ca am solo la bu ñu sukkandikoo ci daam muy xam ne lu ni mel moom mooy jox jëmmu bâtiment boobu nga xam ne daal di nga koy taxawal. finition mooy génne taaru kër loo ko tabax lu mu kawe lu mu njool te amul finition yi du rafet boo xoolee tabax bii ñu ngi ko tabax nii mais xoolal ni mu la mel mënoo cee gis taar mais tant que defuñu finition yi parce que finition dafa bari façon maçon day ñëw def finition soudeur ñëw def finition wante nag lu finition am solo nañu bàyyi xel ndorteel la bu ñu sukkandikoo ci Omar Ngom di ab maçon bu ñu fekk ci kaw benn bâtiment ci quartier bii di Colobane Guy Mouride muy xamle ne fondement ba lu mat a bàyyi xel la. fépp foo xamante ne fa la fer di nekk bul ko ragal assurer loolu parce que loolu moo yor kër
kër bu fekkente ne dëgërul nga finir ko it tôt ou tard finition bi day yàqu parce que du gudd fan bu biir bi yëpp dëgëree assuré même finition bu ñaawee sa kër gi day taxaw day am maintien parce que finition moom naay sal la rek finition yorul bâtiment. même bu fekkee ne pàcc gu am solo la ci wàllu tabax finition googele borom kër yi koppar yu bëri lañ ciy ñàkk bu ñu sukkandikoo ci Mor Xuma Sow yor ab kenkaayéer yi. bis boo yaakaar ne yow tey ngay pare rek jour boobu lay gën a métti kenkaay yi laa yor damay jaay ay bagage mais gars yi ñëw di jooytu fii naan kër dafa métti da ngay dem ba yaakaar pare nga doo pare raax dafa cher nga dem si carrelage bi décoration bi peinture bi non vraiment dafa métti. doomu Tëngéej yi nga xam ne daje nañu ak ñoom ñëpp xamle nañ ni finition lu am solo la ci wàllu tabax wante ñuy ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy tabax kër yi ñu gën a bàyyi xel ci yeneen fànn yi bokk na ca fondation ba ndax lu ni mel moom moo mën a indil askan wi kaaraange. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. sëñ Abdou jërëjëf ñu waxtaanee plan bu bees bi jëm ci wàllug urbanisme di tabaxi nag cancin ci Ndakaaru nouveau plan directeur boobu ci wàllu urbanisme dina daal di tax Ndakaaru gën a taaru am péex naka noonu it wàllu désencombrement ci fànn woowee ministère bi ñu dénk wàll bi ak njiit la monsieur le ministre Abdou Karim Fofana engagé wu nañu ci laaj bi ndax Sénégal dina ci am ndam tontu yi ci gëstub Mohamed Ali Mouba ànd ceeki expert ki spécialiste ci wàllu urbanisme. ci at ak ganna wala le experts internationaux ak nationaux yi sëgg ngir génne plan directeur bi réaménager Dakar plan directeur boobu nag boo xoolee bu baax continuité la day continuer ba yeneen plan directeur yi nekkoon fii ngir defar Dakar Abdoulaye Diouf mooy directeur développement urbain ak planification ak réglementation. foo ñu xool projet secteur yooyu yëpp maanaam eau assainissement ak collectivité territoriale projet yi ñu am yooyu yëpp dañ koy jël nag xoolaat ko bu baax a baax léegi xool matérialisation yi nga xam ne am nañ financement ba pare yi am financement ba pare ñu door ko dugal ci biir plan bi pour mu permettre opérationnalité. bu ñu sukkandikoo ci architecte bi di Mouhamadou Nabi Kane lii bu yàgg lañ ko waroon def. vision bi mooy que si les populations adhèrent quelqu'un d'autre peut réaliser dans 10 dans 20 dans 30 ans mais l'essentiel on dira que le projet de tel et je pense que c'est ça qui est important il faut que ñun aussi africains qu'on puisse savoir dégager des programmes nous mën a dégager ay programmes dégager ay projets yu nga xamante ni même ñun bu ñu ko deful ñëpp dinañ xam ne ñun noo am idée bi def ko mais mënuma créer benn am idée bi tey defar affaire bi ce qui fait que toujours précipitation la ñuy defee. adapté wu ci environnement bi adapté wu itam ci époque moderne bi waaye ndax Sénégal am na moyen defaraat Dakar Mouhamadou Nabi Kane. mais bu ñu aidé woon au moins ak ce que nu mën a récupérer corniche bi mën ko def espace paysager mën ko def espace vert xale yi mën fa dem di foofu que au moins la ville respire parce que mënoo def activité commerciale gagné xaalis nit ñi duñu dox nit du nekk ci oto di jënd kii jënd mooy kii dox donc il faut que Dakar na jëm ko réorganiser jéem a xool ay rues yu nga xamante ne sax il faut le faire piéton. boo xoolee nag yeneen réew jot nañ def li nu mel par exemple France jot na réaménager capitalam Baron Haussmann moo ko defoon waaye nag génnewoon na xaalis bu takku 26 millions d'euros loolu nekk koppar bu bëri CFA. jërëjëf Mohamed Ali Mouba màggal nañu bëccëg gi nu jagleel kaw gi di monde rural ci Sénégal fii ca Bambey dëkk bi di Batal ci teewaayu kilifa gu tedd gi bu jàng bu Sénégal Monseigneur André Guèye bu diwaanu Thiès la mu bëgg mooy ndimbal gi ñu daal di ko doxalee ni ko li nga xamante ni mooy penc mi sàkkoo diine sàkku ko ci ñun ñëpp ngir jàppale monde rural bi rawatina jamonoy nawet bi nanguwul Monseigneur André Guèye ñu teewlu ko Babacar Diouf. sunu ootee bu njëkk mooy nit ñi ci gox yi itam mën a jàppalante ci seen biir. ndege am na ñi tane seen morom ci gox yi ci dëkk yi bu ñu passé niveau boobu église bi itam am na ci wàll moo tax ñu am Caritas nekkul ne aide extérieure la waaye dañoo ne chrétien yi nañu cotiser ci sunu cotisation ñu xool ñi gën a néewle ñi gën a soxla ñoo jox leen ko ak niveau itam gouvernement ndege gouvernement mooy dogal te mooy toppatoo askan wi loolu defe naa umpul gouvernement bi te maa ngi am dégg ne am na lu bare li ñu ci programmé loolu lu baax la ndege population itam ci gouvernement la yaakaar te teewaayu autorité yi itam wane na loolu kon yaakaar naa ne gouvernement bi dina taxaw ministère concerné yi dinañ taxaw ndax wàllu si population yi nga xam ne vraiment bu continuer nii du baax ci ñoom xalaatu église bi utewul ak xalaatu gëmkat yi diine yi ñu ngi ciy wax chef religieux musulman yi ñu ngi ciy wax sunu kàddu benn la na nit ñi dellu ci yàlla ndege yàlla bëggul nit boobu moromam.
ñu dellu ci yàlla gën a fonk bakkan mu ne ak it njàppalante gi ak ci pàttali jëm ci waa kaw geek nawet bu nangul ak yeneen loolee yëgul ak woote bu tukkee ci monseigneur André Guèye bu diwaanu Thiès évêque bu Thiès. ñu waxtaanee liggéeykat yu Sénégal central yi nga xamante ni ñenn ci ñoom daal dinañ daje tey ji ak gouvernement bu Sénégal jaare ci ministère bi ñu dénk wàllum xëy ñoom nag doon ko fàttali rek li nga xamante ni mooy engagement yi ci wàllug lii di seeni tawat gouvernement bi it nangu ne naam am na yu des waaye jéego it def nañu ko ci saafara yenn ci yooyu doléance di ay acquis kon noonu le ministre du travail gisee somb si Koumba Sandiane Faye. ay ati nii centrale syndicale yi daal di teg ci tableau kilifa yi jafe-jafe yi nga xamante ne liggéeykat yi moom la ñuy dund ñu gisoon ne yoon la woon tey ñu daal di leen koy pàttali Pape Birama Diallo moo teewal ñi di groupe de travail. fi nga xam ne dafa tagga témbe rek mooy ci secteur fonction publique foofu ñu ngi fay xaar gouvernement bi chef de l'État ci boppam bu muy door mandaam moo ni dafa am ay manquement ci système de rémunération des agents de la fonction publique boobu ba léegi mi ngi ak dossier bi nag ñu ngi xaar nag vraiment moom mu apporter ay réponses concrètes. yooyu lépp pàttalip ñaxtu mu mel ni kilifa yi dégg nañu ko ab cahier de doléance bu ñu fas yéene sëgg ngir def ab njàngat ci li ñu jot a def waaye it li des népp liggéey Samba Si di jëwriñ gi ñu dénk wàllu xëy mi. secteur u taskati xabaar yi secteur u gardiennage privé bi secteur u xam ne njàngale privé la loolu lépp am nañ ci ay convention yu gën a rataxal diggante yi entre njaatige yi ak liggéeykat yi payoor yi itam kenn réewul mbir ne ci wàllu privé bi yokk nañ ko kenn réewul itam li ñuy naan SMIC maanaam salaire bi nga xam ne moo gën a tuuti bi nga xam ne moom la ñu war a fay loolu tam yëkki nañ ko bu baax a baax. li centrale syndicale yooyu bëgg di ñu indi ay tontu yu leer te gaaw ci anam yi ñuy càmbaree seen i jafe-jafe ci loolee jëwriñ ji di dalal xel yi donte lépp teewut nipp jumtukaay Samba Si. boo ma joxoon tey lu duun du tee tam bu ma ko téye sama loxo sama mébét mooy na gën a yokk li des donc mooy xanaa liggéeykat yi ak njaatige yi ak gouvernement ñu continuer di toog rek di seet lan la jamono ji laaj ak yan jumtukaay lañ yor pour ñu defandoo li gën. ñoom centrale yi ak nguur gi sëggoon ci ab liggéey lépp jëm ci natt liñ jot a def ak saafara bépp jafe-jafe moo xam ci secteur public mbaa privé. jërëjëf soxna Koumba Sandiane Faye fédération enseignants yu Sénégal ñoom seen ñaareel ak ñetteelu plan d'action bi lañ fas yéene tàllal alxamis jile tàmbali ko 9h ci suba gi ak débrayage jàngale ab diir rek dakkal njàngale mi àjjuma moom duñu faf jàngale bu le 27 février di ñaar fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñuy defati lu ni mel débrayage ëllëg sa ci àjjuma 28 février grève totale bu ñuy toftal ndaje mu yaatu di assemblée générale ci diwaanu Thiès. fukki at ginnaaw di ñu leen dugalee ci gendarmerie bu Sénégal ñoom jigéen ñi wane ci njàmbaar gu wér bilan la ca kilifay gendarmerie xëy di def ci wàllu li nga xamante ni mooy rafetlu gi ñeel te waaye yooyu soxna ak it la ñu dëkkmal ci wàllu ëllëg geek rawatina bi ñuy bokk ci yenn ci mission yi bitim réew waral it section yi ñu ci tàmbali ñeel wàllu formation Pape Balla Gueye. lu tolloog juróomi téeméer ak fukk ak ñaar ci ay jigéen yoo xamante ne bokk na ci ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay officier ñeenti élèves officier ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay sous-officier yoo xamante ne ci diiru fukki at la ñu daal di dugg ci gendarmerie nationale loolee nag ak seen liggéey gi nga xam ne jot nañu ko faa def ñu xam le ne nag am na solo loolu gannaaw ba nga xamante ne léeg-léeg sax dañ leen di yóbbu ci ay mission maintien de la paix fépp ci àdduna bi loolee nag tax nañu war leen a yokk xam-xam ci gis-gisu capitaine Mame Rokhaya moom moo nekk chef division genre ci gendarmerie nationale. Vous allez recevoir des sessions en dañ leen di tàggat ci wàllu leadership développement personnel prise en charge jëm ci wàllub fitna gi nga xamante ne dafa ñeel lu ñu duppee genre waaye it prise en charge jëm ci fitna gi ñuy teg ci kaw jigéen ñi rawatina yéen ñi nekk ci brigade yi waaye it ngeen mën a dem tàggat seen naataango mu doon lu am solo. très important maintenant. ci téeméer boo jël ci limu gendarme yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi ñeent ñi ay jigéen lañu loolee tax na nag li ñu fas yéene def mooy ab jéego yóbbu ko ba téeméer boo jël juróom ñi daal di doon ay jigéen loolee nag général Tine daal di koy xamle muy wane ne rek jigéen ñi ñu ngi def seen liggéey bu mat sëkk ci gis-gisu ki nga xamante ne moom mooy Astou Diouf directrice de l'équité et du genre ci ministère de la femme. ñun dañ koy rafetlu di encourager loolu di ñaan mu sax mais également di inviter ñeneen ñu def ko wan leen itam ñun taxaw nañu pour continuer lëkkaloo bi ak ñoom ci njëriñu Sénégal kaaraange réew mi. leneen li nga xamante ne bokk na ci mbëbët yi mooy fexe jigéen ñi itam ñu daal leen di jox ay poste de responsabilité. autorités yi nga xam ne ñoo ŋànk domaine bi ñu gën a jox jigéen ñi seen place parce que gën nañu mën a xereñ ni. lu tolloog téeméer ak ñaar fukk ay jigéen yoo xamante ne ay gendarme lañu yoo xam ne ñu ngi leen fas yéene tàggat ci diirug ñeenti fan gendarmerie nationale nag li mu bëgg mooy fexe ci seeni liggéey di maintien de la paix ñu gën cee xarañ fépp foo xamante ne dañ fay dem ci àdduna bi.
RFM bitim réew. réewum Niger la ñu koy tàmbalee Adja Binta Diallo ak ñaar fukki bakkan yu farot. dañ doon buuxante gannaaw bi ñu leen di doon jox nag wàllu ndimbal ci ñam ak xaalis ay daw làqu mu nga xewee kon ca penku Niger ñaar fukki nit ñoo ci faatu fukki yaak juróom la ay jigéen lañu juróom ya ay xale lañu leeral yeeg Kumba Sanjaan Fay. ab bilangu xaarandi ñaar fukki bakkan yu rot ñu ci ëpp ci ñoom doonay soxna ak ay tuut tànk ñooñee faatu gannaaw ab buuxante gu métti gu amoon ci fi ñu leen doon joxe ay dund ak koppar foofee ca Difa jege lool réew Nigéria bu ñu sukkandikoo ci ab kilifa bu yëngu ci wàllu wérgu yaram boobu lépp xibaar am yeneen source yu ko daal di confirmer waaye it di xamle ne lu ëpp fukki nit jëlee nañ ci ay gaañu gaañu yu métti boobu ak léegi bilang bi di gën a diis dem sax ba fi mu ne nii ñuy wàññi lu tolloog ñaar fukk ak ñett bakkan yu faatu. ndimbal googee ñu doon xëccoo ba tax seen bakkan rot ki ko doon joxe di Baba Gana Umaro Zulum doon gouverneur bu état bi di Borno nekk ci Nigéria gannaaw ba mu fa jaaree ci altine gi ngir nemmeeku daw làqu yu jóge ci réew Niger gannaaw ay cong yu Boko Haram def ca fa ñu dëkkoon noonee ñu ñëw ci Difa boobu ak léegi atum 2015 mu amoon ay junni nit ci bërëb ba ñu ci ëpp ci ñoom doon ay daw làqu bu ñu sukkandikoo ba tey ci agence française presse ñu ëpp ci jigéen ñi dañ leen jógati naka noonee tout tànk yi tund boobee di Difa jege lool Nigéria ñuy fàttali ne cong ya bëri na fa lool lu ci ëpp ci ñoom ay bakkan di ci rot ñi koy def faral doon waa Boko Haram boobu lépp tund am na lu tollook ñetti téeméeri junni doomu réew Nigéria ak ñeneen ñu jóge feneen lu ci mel ni Niger. Kumba Sanjaan jërëjëf ñu dem ba Gambie Adja ak réew moomu di màggal tey indépendance. waaw gannaaw nag xeex bi nga xamante ni ñoom xeex nañ ko ba moom seen bopp juróom fekkeelu anniversaire ak ñeent bu Gambie moomee boppam ak tey waaye nag fête bi dafa fekk nag jamono yi Gambie nekk ci wàllu tension politique naka noonu contestation yu bari ci mbedd mi ndax lu ñu ne seen président di président Barrow sàmmwul ak ay kàddoom maanaam toog ñetti at ci nguur gi daal di ko bàyyi ñu dem ci élection. Mauritanie moom ndorteelu ay manœuvre foofee ci wàllu coldaar ngir xeex ak jihadisme. ci commandement américain junni ak juróom-benn téeméeri soldat yoo xamante ne ñu ngi bàyyeekoo Afrique ak ci réewu tugal yi ñoom ñooy bokk nag ci manœuvre militaire yooyu ngir rek mën a jàkkaarloog terroriste yi mi ngi nag amee ca centre ouest bu Mauritanie démb la door ñu jëlee xibaar bi ci africanews.fr réewu Afrique yi ca bokk na ca Sénégal Burkina Faso Mali Maroc ak Guinée exercice bi nag mi ngi tudd Flintock ñi ngi ko door 2005 ba tey jii américains yi ñoom ñoo ko jàppale Afrique ñu koy wax Africom. secrétaire d'État bu Amérique yëkkati ne kàddu ñeel wàllum guerre ci Angola. Mike Pompeo di rafetlu lool ni ñu taxawee ci xeexum guerre foofu président ba nag Joao Lourenço mi ngi ko door ñaari at ci tey moo tax secrétaire d'État américain ba mu ngi woo itam ba tey président bu Angola mu gën a dooleel leeraange ci yorulu alalu askan wa nee na nag na bàyyi institution financière yi ñu def seen liggéey raxas ba mu set ku sàcc rek ñu teg la loxo xanaa ñu fàttali rek ne ka fa nekkoon président doomam bu jigéen di Isabel dos Santos moom moo jiite woon këru pétrole bu mag ba moom daal dinañ koy limogé doomu baayam bu ñuy wax José Filomeno dos Santos moom itam ñi ngi koy àtte ci weer wala ñu génn ba tey ndax nag moom moo jiite woon fonds souverain bu réew ma ndax dañoo jàpp ne dafa jalgati alalu réew ma États-Unis nag dig na Angola jàppale leen bu baax a baax. Tunisie président bay Kais Saïed mu ngi arto tas assemblée. gannaaw bu Ennahda nag mooy parti bu gën a am toogu ci assemblée nationale décidé ne dootul bokkati ci gouvernement bi ñuy waajal gannaaw nag ñaari fan bi nga xamante ni premier ministre bi annoncé woon na Ennahda dina ca dugg Ennahda nag léegi sax mi ngi menacé ne du valider gouvernement bi di ñëw moo tax président bu Tunisie di Kais Saïed nee na moom itam dina tas assemblée nationale ba li ko dooree fukki fan ak juróom ci weeru mars. bi ñu dëgmal Alaaji Assane. Alaaji Assane. Louga la mu namm ci championnat ren bi mooy daal frappé fort ni nga ko bindee maanaam ràññiku ci lool. bu baax a baax ci góor ñi daal seen yéene yëpp mooy fexe ba dégg daal yi deenub champion ca googile basket nga xam ne góor ña dañ ca daal di tàmbaleeg ndam gaañu nag nee nañu fi mu toll nii daal duñu bàyyi dara xeex bu saf-saf lañu nar a defante ak ñi nga xam ne ñooy douane ak waa Dugoog ñooña ngir di leen mbagg Abraham Poulpuy.
saison bu bees ñu am ay mbëbët yu bees Louga basket club mi nag ren bëgg a gagné ab benn coupe waaye ñoom nag championnat bi mooy seen mbëbët bu gën a mag Malick Bachir Diop moom mooy entraîneur bu Louga basket club. ñun dañoo bëgg ren ji coupe bi ñu bëgg nag mooy championnat bi xam nañ ne dina métti dina jafe mais du loo xam ne dafa impossible tamit ci liggéey bu baax ak sama staff technique parce que président bi Moustapha Diop ak Jacques dañ ñu ko wax ba mu leer nañ dama bëgg a gagné coupe. ngir ñu mën a dab seen mbëbët yi ren nag Louga basket club def ay recrutement indi ay joueurs yu bees ngir gën a dooleel équipe bile. jëlee nañu ñeent ba ci juróomi joueur am nañu Gaynde am nañu Pape Sidi am nañu Commando am nañu Diop am nañu Bas ñoo ñëpp atum ren ji maa leen jëli pour indi leen pour ñu apporter benn touche. ci seen match bu njëkk bi nag jëm ci championnat bi Louga basket club wane beneen basket boo xam ne dafa ànd ak agressivité gaaw te loxo yi jub lool ci kanamu peñe bi entraîneur bi nag di ñu xamal ne loolu du dara waaye équipe bi lu ñuy gën a dem ci kanam ci match yi lee muy gën a wone diisaayam. ma dellu soité fii ñëpp xam nañu yan base laay liggéey mooy physique bi d'abord la rapidité ak agressivité bi loolu soo ko amee rek incha allah da nga mën a pallier yëpp parce que boo ko seetloo bi ñu commencé léegi ñetti semaine rek lañ am ñu ñëw ba xaw a def lii amuñu benn match amical boo xam ne jot nañ ko jouer ci diggante bi xale yi dañuy liggéey bu méttee man sax xam naa ko. Louga basket club nag bëgg a confirmer week-end bi ñu jëm ci ñaareelu bëccëg bile te mu war a dajeek favori bu mag bi mu di AS Douane ci Dakar mu nekk Abraham Paul Pouy Louga RFM. Abraham ñu koy gërëm daal di waxtaanee malal Ligue des champions bi ngoon ak kàngam yi ci war a daje. daanaka jogante yi toj moo nar a am bu ngoonee ndax ka nga xam ne mooy rew gàddu gi di Liverpool ma nga ca Madrid war fa dajanteeg waa Atlético loola kon ngoon la waaye jongante googa ñaari équipe la yu wuute nu ñuy doxee waaye ñu bokk seen bëgg-bëgg ca kanam képp la ñu bëgg dem ngir dugal Momar Thioune di entraîneur bu kenn dootul lam-lamee consultant ci Futurs Médias jàngat na googu jongante. Liverpool la terrain bi mu dem xam na ko ci terrain bi jigoon na ko daaw fa la demoon daal di gagné Tottenham 2-0 daal di jël coupe bi ndax Liverpool dina mën a defaat loolu équipe am boo xoolee ñi koy composé mën na ko ndaxte bi ñuy joxee raaya yi ñoom ñoo yor góol bi gën a aay fi ñu toll nii ci adduna bi yor défenseur central Van Dijk nga xamee ne également kenn mënu ko jaar fenn yor Arnold également mi latéral droit bi nga xamee ni moom lañ fal meilleur latéral droit waaye surtout Liverpool dafa am ci attaque am ñetti nit ñoo xamee ni saa yi dajee ak yow da ngay lox parce que di Sadio ak Salah mën nañu dugal but mais Firmino moom it dafa mën football day avant centre bu mën a football soo ko dee xool da nga koy xool ci ay Benzema yooyu rek avant centre yi mën a football dañuy poser ay problème équipe yi kon nag Liverpool boo ko xoolee da nga naan moo ëpp chance pour gagner ndax boo xoolee valeur éléments yi ngay xool waaye nag équipe bi muy dajal aussi duñ kenn bàyyi naa la gàlla ñoom dañoo jàpp seen entraîneur muy koo xamee ni dafa xarañ ci wàllu xeex ak tëj match dafa ñàkk nag ay joueurs yu am kay parce que bi nga xamee ni ñoom daaw seen équipe am na ñu fa jógee dem remplacé wuñu leen remplacé boo xamee ni tax na léegi ñu mën a taxaw Liverpool certes ci papier bi moo ëpp doole waaye football reenu ñam bi la kenn xamul fu muy demee te xam naa ni Atlético dina def kéem kattanam pour jéem a téye le statu quo ba match retour ba parce que ku ñu loolu nga toog lu nekk mën na cee xaj Liverpool nag mooy favori waaye Atlético aussi mën na am ay chance parce que mën na fexe ba nu muy téye match bi ba kenn du dugal ñu match nul xaaraat léegi fan yële di ñëw bu ñu demee ci Angleterre pour seet lan la ñuy tàggat ko. jongante géneen itam dox diggante Dortmund ak waa Paris Saint-Germain ñaari jongante Bala Jasan daan ko mën a déglu en direct ci RFM bu Sidaat noppee def kër gi ak waa Orange ba noppi jébal ñu lenge yi ñu daal di doxal ci wàllub wutum jàmm ca Casamance itam tàggatkat yaram yaa ngi ca yëngu am na ci ñu dawal welo jógee Ndakaaru bay Ziguinchor ne dañu ci jublu rek mooy wane ni am na geneen xeetu nekkin woo xam ne war naa mën a am ci Ziguinchor goge gu wuute ak fitna ga foofa ndax sax naam saa si tembe ngànnaay noppi na waaye jàmm ja saxut kon na ñëpp booloo laxas seen i gocc ngir kon sàmm ak jëmbat suuxat jàmm jooja foofa ndax loola mooy njëriñi waa Casamance te itam mooy njëriñi réew mi di Sénégal. jërëjëf Malal match ngoon yi soxla woo consultant. waaw yow boo ñëwoon dina baax de Alaaji. incha allah kon ban 19h. 19h waaw. gars yi changé onde jërëjëf Malal.